mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii Soir d'info am gan bu ñu am mbégte dalal Abdou Karim Fofana ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Papa Abdoulaye. yaay ministre du commerce bu bees yor kàddu gouvernement bi it porte-parole du gouvernement déjà ban jàngat nga mën a def ci gouvernement bi nga xam ni samp nañ ko ci samedi ji Amadou Ba jiite ko. waaw d'abord sant yàlla bu baax ba mu yàlla mayee ñu fekkee ko. président de la république boole ñu ci ñi nga xamante ne am na kóolute ci ñoom. ba dénk leen ci liggéey bu mag boobu nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sénégalais yi ànd ceeg premier ministre Amadou Ba di ko ci moom it waaye doon gouvernement boo xam ne président daf ko teg ci contexte bu xaw a particulier mooy d'abord ñu jóge ci élection législative waaye tamit adduna bi ne ci jafe-jafe yoo xamante ne ci wàllu koom-koom ku ne gis na ni mu xawee yëngal tuuti àdduna. loolu nag mu bëgg ci niñ ko daan defee ci gouvernement yi mos a teg yëpp ñu. am pas-pas topp li nga xamante ne moom mooy problème mu sénégalais yi defe naa wax na ko ci discours am ci message am li nga xamante ne mooy question de pouvoir d'achat wàllu njëkk yi wàllu dund bi fexe ba nee na coono sénégalais yi ñu fexe ba ñu gën koo mën a supporter. naka la noonu état bi di ci jàpp. di ci wax di informer di nekk sur le terrain ak sénégalais yi ba ñu xam ne seeni coono président de la république yërëm na leen ci waaye tamit taxawaay bi ci war. ñu taxaw. alors coono yi bëri na mais yow déjà bi nga xam ni moo gën a soxal askan wi defe naa yow mii lañ ko sas. muy sasu rëy muy njëkk yi jamono ji alors njëkk yi naka ngeen di def pour mu am une stabilité des prix njëkk yi dellu woon fa mu ne woon bu mënul gën a yomb encore. waaw balaa ñuy wax lan la ñu bëgg a def ndaxte jëf jotagul waaye am na lu état def ba noppi defe naa ne ci at mi ñu weesu nga xamante ne 2000 at mi ñu ne. bi ñu demee ba weeru mars jot dañoo tegle ñaari mbir li xewoon daaw mooy mbas mi ren nag li nga xam ne moo ñëw mooy guerre Ukraine mu xaw a jaxase lu bëri état du Sénégal gëmul rek di bàyyi sénégalais yi di sonn defe naa boo nekkee ci réew mu mel ni Sénégal nga gis ne boobu ba léegi njëgu diesel yokkuwul courant yokkuwul c'est parce que état du Sénégal am na lu mu def am na loo xam ne président de la Macky Sall def ko plus de 300 milliards yoo xam ne dañ ko jëlee ci nga xaar ak état bi def ko muy ay subvention ci wàllu ñam yi li nga xamante ne mooy ñetti produits yi gën a xam mu ne sénégalais yi moom la ñuy jëfandikoo moo xam suukar la moo xam ceeb la moo xam diw la loolu yëpp état bi bàyyi ci lépp loo xam ne droit de douane yu mu waroon am la ak ay TVA ak yu demee noonu waaye état bi tamit jëlaat ci alalu boppam def ay subvention ngir njëg yi bañ a bouger leneen li nag mooy ñi nga xam ne état bi moo leen di liggéeyloo ñu yokk salaire yi bokk na ci jàngalekat yi bokk na ci personnel de santé ak ñeneen ak ñeneen donc tey boo ko xaymaa diggante weeru mars ak léegi plus de 623 milliards maanaam juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay milliards état du Sénégal def na ko ngir njëg yi dal li ñu seetlu nag mooy njëg yi mi ngi dal ci importateurs yi njëg yi li état bi wax grossistes yi ñu ngi koy respecté mais am na benn maillon diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy demi grossistes yi ak ñi nga xam ne ñooy détaillants yi seetlu nañ ne yenn saay njëg yi du mel na mu war a mel. président de la république nag jox na ñu ndigal ne loolu dafa bëgg mu dakk te nee na moom mooy président wu ñi nga xam ne ay jaaykat lañ mooy commerçant yi waaye mooy tamit président wu ñi nga xamante ne ay jëndkat lañ mooy consommateurs yi. donc ñoom ñëpp dañu mel ni ay baaraam yu bokk benn loxo. mais monsieur le ministre nga baal ma mais boobu ba léegi li nga wax nee na mu dakk mais boobu ba léegi dakkul. yan dogal ngeen nar a jël pour loolu dakk. non mënuma la wax ban dogal léegi ñu ngi ciy liggéey. duñ la ne tey suba dañ koy liggéey ci état. oui mais li nga xamante ne moo soxla ci chaîne bi dañu war ci taxaw. mooy maillon bi nga xamante ne diggante demi grossistes yi ak li nga xam ne mooy détaillant mooy li nga xam ne en tout cas loolu laa jàngat man. ak service yi nga xamante ne ñoom laay waxtaan li ci war nag mooy ñett ci li ñu jàpp mooy xamle li ñuy am information bi nga xamante ne mooy tax ñu xam prix dëgg-dëgg lan la. leneen li ci topp mooy saytu. mooy contrôle économique bi gën a actif ñu nekk sur le terrain xam ndax prix yi nga xamante ne état bi déggoon na ko commerçant yi ak importateurs yi ak effort bi nga xam ne ak alal bi nga xam ne état bi def na ko ndax ñu ngi koy respecté sur le terrain li ci des nag mooy daan bu respecté wul li nga xamante ne moom moo war ci li nga xam ne moom la état bi digle parce que il n'est pas normal état du Sénégal di def alal ju toll noonu di ko def ci subvention ngir mu jëriñ nit ñi ba pare am ñoo xam dañuy jaay lu leen neex tey rek maa ngi gis démb gis ngeen fu mel ni Mbour jàpp nañ fa lu ëpp 750 tonnes ciment yoo xamante ne ñi ko doon jaay dañu jalgati wala ñu jéggi njëg bi nga xam ne état moom la fixé woon parce que Sénégal dafa am ay prix
homologué mooy loo xamante ne état moo koy décider. waxtaane kook ñi jaay am loo xam ne nag ay marge yu ñu fixé la état moo naan marge bi warta weesu lii waaye njëg bi mën na mooy prix conseillé daal maanaam ci déedéet dafa am prix homologué ak marge déterminée mais loolu yëpp mooy li ma la wax rek waxtaan la boo xamante ne dinañ ko amal ci fan yi di ñëw ndaxte président dafa ne concertation ndaxte du caagi ne da ngay xañ kii jox kële moo tax mënuma la ne lii ak lii la ñuy def waaye prise en charge du problème bi waxtaan bi ci war taxawaay bi ci war état du Sénégal commencé na ko ba pare te ci fan yi ñu jëm dinañ ci liggéey waxtaan ceeg nañ ci war a da nga wax ñaari ponk yu am solo muy contrôle sanction mais dafa mel ni côté boobu tamit ministère commerce daf ci mutoon lompoñ ndax amul woon xëy na ñu ko defal muy saytu bi contrôle bi sanction yi tamit mu mel ni ku nekk lu la neex def dara du la ci fekk waaw muy ñaari ponk tamit yoo xam ni dina la xaar ñetti ponk la xamle saytu ak daan informer contrôler ak sanctionner ndaxte il faut que est-ce que di nga am moyen ak personnel pour contrôle naturellement bu président de la République jàppee ne loolu priorité wu sénégalais yi la faaw rek moyen dina am ndaxte bu jëlee loo xamante ne mooy pouvoir d'achat mooy consommation muy njëkk yi def ko priorité faaw rek dinañ ci liggéey xar ci suñu tànk tubéy mais li am solo mooy ñu xam fi ñu jëm xam tamit ne suñu ay partenaires lañu am partenaires yi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu woowu mais xam tamit ne dafa am lu war bu état jëlee moyens yu toll noonu parce que budget état du Sénégal juróomi junni ak juróomi téeméeri milliards la bu ñu doxee ci juróom benn weer ñu dindi ci budget boobu juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak ñett ne lii dañ ko jagleel rek njëg yi ngir mu wàññeeku nit ñi war nañ ko sentir te président de la République loolu la bëgg looloo tax mu jox ko fulla boobu ak gëdd boobu loolu nag taxawaay bi ci am du sorxo rek dem ne di ak lii la ñuy def déedéet li ci war mooy waxtaan ndaxte njabootu Sénégal dafa am ñuy jaay ak ñuy jënd te war ñu cee yàqal kenn ngir keneen waaye li war mooy ñi nga xam ne peut-être ñoo gën a néew doole ñi nga xamante ne tamit ñooy liggéey ku ci ne ñu waxtaan ba xool li nga xam ne moo war ñu def ko. mais monsieur le ministre si j'insiste c'est parce que ci ay pexe lañ lay xaar pexe yu bees xëy na ki fi ne woon xalaatu ko mënu ko woon defu ko ngeen war ko def comme nga ni ma dinañ jël ay ndaw former leen ñoo xam ni dinañu wër marché yi boutique yi dinañu indi ci wàllu xarala yu bees yi nangam sangam yoo xam ni xalaat ngeen ko. waaw xam nga xalaat bi mi ngi tàmbali man jëlaguma sax service waaye nag. boo nekkee porte-parole du gouvernement. amoo répit il faut nga tàmbali. waxtaan yi tàmbali nañ ko. waaye dafa am ay kilifa am loo xamante ne président de la République moo ko war a waxal boppam am loo xamante ne premier ministre moo ko war a defal boppam mais li ma la mën wax mooy liggéey bi tàmbali na. liggéey bi tàmbali na te fii léegi ay fan di ngeen gis. li nga xamante ne di nga gis li nga xam ne moom la état du Sénégal teg ngir sénégalais yi gën a sentir taxawaay bi état du Sénégal am bi président de la République am ci njëg yi ak ci dund gi. njëg yi liñ ci gën a jooy loyer bi bokk na ci boobu it dañu mel te ministère commerce daf ci am compétence bu rëy ak cër. loyer bi tamit lan ngeen ci nar pour Sénégal. waaw loyer bi tamit mooy li ma la wax rek li jiitu mooy waxtaan. président de la République ku ko xam doxalinam ci politique publique yi muy teg yëpp dafay andi ñetti baat mooy déglu diisoo jëf ñi nga xamante ne ñoom ñooy locataires yi ak ñi nga xamante ne ñoom moom kër yi dañ leen war a déglu xam jafe-jafe bi 2014 defoon nañ fi loi ne day wàññi njëg yi service yi ñi ngi may wax ne bi ñu ko defee liñ jot ci réclamation ëpp na 10 900 réclamations presque 11 000. ci 10 900 réclamations yi mën nañ jàpp ne 50 rek moo ci dem tribunal donc loolu yëpp dañ koy xoolaat nasaat ko ngir tëggaat dispositif bu bees boo xam ne dina jëriñ nit ñi te buñ demee ëllëg duñ ne waaw loi bi dafa am lu ci manqué ak dafa am lu ñu ci waroon a def ak yu demee noonu donc pour wax la ne ñi ngi liggéey. liggéey nag àndut ak wax mënumaa ñëw fii rek ne la danañ def lii suba dinañ def li loolu su ma ko defee irresponsabilité bi ay taxawaay bi nga xamante ne mi ngi am ak farlu bi nga xam ne président laaj na ko ngir ñu mën a am ay solution yu gaaw ñi ngi ci te buñ ci tollee rek dinañ ko wax ba pare jëfe ko. alors ba léegi ci wàllu njëkk yi xanaa une fois nga nekk au commerce kilo soble dootuñu ko dégg ci 2000 francs même su dee occasion bu exceptionnelle la woon ak ni ñuy wax lëkkaloo bi war a am xëy na ak ki war a yore agriculture ba nga xam ni li ñuy béy fii dina gën a yéwén marché bi tamit mu gën fa yomb. waaw xam nga li ñu war a njëkkee sant yàlla mooy Sénégal toll nañ foo xam ne tey moo xam soble moo xam pomme de terre lu ñu daan jéegaani yëpp bitim réew. tey di nga toog juróom-ñetti weer fukki weer yoo xamante ne soble Sénégal wala pomme de terre Sénégal la ñuy jëfandikoo loolu lu mat a sant yàlla te président def na ci jéego yu am solo léegi nag ci diggante soble bi wala pomme de terre bi jeex dina am jafe-jafe
ci bu ñuy importer ndax date bi kañ lañ autorisé ak kañ lañ autorisé wul loolu nag boo seetloo c'est des cas exceptionnels ni ñu ko déggee waa ji naan xaw ma saaku soble fukki junni tey boo ko xooloon ñu ngi 13500 defe naa su ma juumul tey ci marché bi mais li am solo mooy dispositif bi ñu huiler ko organiser ko ba nga xam ne yooyu du am ñun bëgg nañ liggéeyu contrôle bi avancé pourquoi pas ñu dem sax ba mu am contrôle citoyen ba nga xam ne sénégalais yi ñoom ñooy yónnee ay message ne ñun kat gis nañ fii ku ñuy jaayee nangam ak nangam loolu nag ute na ak li réseaux sociaux yi di def maanaam bu ñu gisee benn problème rek yëkkati ko mel ni Sénégal yëpp soble 50 000 lañ koy jaayee saaku mais ak fu mu mënti doon rek jafe-jafe boobu warul am loolu nag danañ ci liggéey bu sérieux la comme ni ma la ko waxee rek ab ministre yorul baguette magique waaye nag dafa war a xar tànku tubéyam nekk ak ñi nga xamante ne ñooy partenaires yi ñiy liggéey di bay ñiy jaay ñi nga xam ne grossiste la ngir ñu xam problème bi ndaxte ça ne sert à rien ñëw taxaw rek ne def nañ lii te bu ëllëgee du koy du continuer wala du wéy loolu le président di wooyee responsabilité dans la gestion des affaires publiques donc li ñu war mooy déglu leen mais marché bi xool nañ ko tey boo demee ci wàllu suukar boo demee ci ceeb boo demee ci dëwlin boo demee ci soble boo demee ci pomme de terre bu ci ne rek am nañ stock bu doy te en général bu ñu demee ba yooyu am rek c'est parce que dafa am tension ci marché bi wala dafa am rétention de stock loolu nag commencé nañ ci liggéey gis nga ne démb ministère bi service commerce dem na ba nangu ay stock gu ciment yoo xamante ne dañ ko doon jaayee lu jéggi li nga xam ne moom la état bi donc service yaa ngi ci terrain maa ngi leen di féliciter waaye dinañ gën a nekk ci terrain bi te dinañ fexe utal leen moyens humains ak moyens matériels yi war a tax ñu nekk sur le terrain ba nga xam ne jëndkat yi du ñu amati jafe-jafe boobu ñu leen di imposer naka su dul noonu. agenda politique bi tamit xam naa ni dinañ ci àddu ndax yaa ngi ko doon wax sànq ci jàngatu gouvernement bi ñenn ne gouvernement de combat yaa ngi wax pour saafara jafe-jafe askan wi mais ñenn ñi ne leen gouvernement de combat ñi ne gouvernement politique. donc ci wàllu politique boobu déjà ñu tàmbalee jàngat troisième mandat. waaw dafa mel ni ba léegi. leeral dama bëgg tamit ñu wax lan mooy gouvernement ak lan mooy combat. combat bi njëkk. mooy liggéeyal Sénégalais yi dégg ngeen président bi muy wax. ndaxte am na ñoo xam ne élection Sénégal 2012 ak léegi benn élection par année boo ko jëlee moyenne bi c'est une élection par année. dafa gum nañ presque 10 élections. dafa am loo xam ne mooy constante bi gouvernement pour liggéey la d'abord ndaxte nit ki ci liggéey lañ lay falee wala ci lañ lay follee ñun nag fi mu nekk nii président daf ñu jox ay objectifs. ndaw ñi xëyu ndaw ñi formation professionnelle nañu mbirum koom-koom bi ndaxte jamono neexul mbirum njëkk yi donc loolu yëpp dañ ciy liggéey leneen li nag politique la buñ ci tollee dinañ ci wax mbirum mandat moom la ma leen ci waxoon rek ça dépend de deux choses d'abord ki nga xamante ne mooy président de la République mu prononcé wu ci ñaareel ba conseil constitutionnel validé ko li ci des nag ñun ñooy njabootam bu ko président bëggee ñu ànd ceeg moom liggéeyal ko defal li ci war léegi nag li ci des waxi politique yi am solo mooy liggéey tous les jours ne ci li nga xamante ne moom xam nga waxi politique boobu yéen a ngi ciy song opposition bi naan ñoo fi digge woon cumul de mandat duñ ko def ak coow la sa assemblée nationale ngeen leen ciy joxoñ mais comme ni nga wax politique la waaw ci la bokk mais bugguma ñu jël ko rek def ko loo xamante ne moom mooy slogan bi mooy matin midi soir ñun dañu am liggéey parce que ñun dañu am responsabilité li ñu dénk ñun li ñu bañ mooy bu inondation amee doo ñu gis bu jafe-jafe amee doo ñu gis nga maire yu bëri dama koy tooñ fii maire Dakar Barthélémy Dias boo demee ci ay mairie Ziguinchor ak yu demee noonu seen responsabilité li leen war ci wàllu inondation dafa am li leen war ci wàllu assainissement donte curage des caniveaux à ciel ouvert la donte nu mu tuddati c'est le cadre de vie dans une commune defuñu ko donc ñun li ñu war ñun état dañu war di ko def tout le temps moo tax ñun suñu liggéey loolu la léegi nag li war ci politique tamit bu jotee danañ ko def dinañ ko wax amuñu ci dara te defe naa ne yàgg nañ ko def yàgg nañ ko wax. yaa wax turam moo tax sama xel dem ci li koy xaar suba ak àtte. Barthélémy Dias. noo jàngatee député yi ne dañ koy gunge ji tribunal ak Sénégal. waaw man dama seetlu ne Sénégal li ñu dal ci at mi mat na bàyyi xel lool te mat na ñu xoolaat ni ñuy defee politique ndaxte bu ñu demee ba nga xamante ne. ay député bu ñu nekkee assemblée nationale li ñuy njëkk a xalaat mooy di xuloo di saaga di sànnante ba gendarmerie di ñëw di damm ay table loolu ñu ngi koy door a gis di yéeg ci kaw ay table di sukk ci kaw ay table ndaxte assemblée nationale pencum ndaw réew mi la. ñun 17 millions de sénégalais lañ fukk millions ak juróom ak ñaar ñu tànn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi nit nañu nekkal leen ñu foofu bu ñu fa nekkee dañu war a wone ngor. maandute yar ak teggin bi nga xam ne moom la ñu xamee Sénégal assemblée nationale boobu ku ne jaar na fa président Lamine Gueye ku ne waxante nañ fa lu ne événement bu ne am na fa mais waaye mosuñoo gis ay nit yu yéeg ci kaw ay table mosuñoo gis ay nit yu damm ay table ak yu demee noonu donc am na ñoo xam ne tey defe naa ne fa ñu ne ci assemblée nationale du seen place ndaxte du ñu ay républicain leneen li nag mooy laaj la rek ku yor
ay député yoo xamante ne du ñu hésiter ci yéeg ci kaw ay table damm ay table xëcc ay micro ñooñu xamuñu luy séparation des pouvoirs bu leen ko jaralee danañ dem ci juge ba ne ko juge ba war a wax li parce que jàpp nañ ne fal nañ leen ay député lañ rek lu leen neex wax lu leen neex def imaginer ëllëg bu magistrat yi xëyoon ne ñoom ñëpp dañuy marche dem assemblée ne loi bi duñ ko voté nii duñ ko voté na le donc il faut que ñun ci suñu démocratie opposition bi dellu si ci li nga xamante ne mooy tradition républicaine xam lan mooy seen rôle xam ci lan lañ leen di xaar dañ leen ne ñuy légiférer di def li nga xamante ne mooy contrôle de l'action gouvernementale waaye jël waxi politique bu nit amee problème mu justice boo xam ne ñëpp xam nañ fan la jógee fan la soxee ko ak fan la egg yow nga ne da ngay jéggi sa rôle député da ngay dem defi rôle magistrat bi yow buñ la nee yaa waxoon ne doo def li nga xamante ne mooy cumul de mandat nga taxaw de déedéet man leneen naan donc day wane rek seen kanam ne ñun ñi ñu janool du ñu ay républicains ñi ñu janool xamuñu lan mooy démocratie ay anarchistes lañ ay nit lañ yoo xamante ne wëyu Sénégal ñoru leen donc ñun li ñu war mooy janook ñoom def li nga xamante ne moom la suñu rôle républicain laaj. Monsieur le ministre vous conviendrez avec moi di nga d'accord ni. peut-être engagement Ousmane Sonko la woon ca 2019 ba muy laaj baatu askan wi. mais engagement peut-être moral la alors que yow ni ma la doon interpeller ñiy def parallèle entre cumul bi ak troisième mandat naan bu ñu waxeetee fële wala bu ñu niwee war nañ mën a nangu tamit. waaw xam nga ñun ay démocrate lañ ñun bu nit waxee dara soppi ko parce que politique lu dynamique la. mën nga ne année sàngam lii mënuma ko def waaye année ba ca topp am lu xew loo xamante ne moo tax mënuma ko def waaye dama bëgg a wax rek ne ñooñu nga xam ne lu nit wax ñu yedd la ci. ñooñu nga xam ne lu waay wax ñu jàpp ne ñoom ñoo gën a baax ñoom ñoo gën a jub ñoom ñoo gën a bëgg Sénégal dañ leen bëgg woon rek ne ñoom it lu ci ne rek bu ko jaree ci politique ak foo danañ ko def. donc engagement yooyu ñoom bu fekkee dëggu nañ bu fekkee jàpp nañ ne ñoom ñoo gën ñëpp dañ ko war a respecter. dañ ko war a doxal ci li nga xamante ne noonu la ko seen carte ya ñuy wax ak yooyu nga xam ne signé nañ ko ñoom ñu doxalee ko noonu. alors ci li ñu dëgmal ñu delluwaat ci wàllu naal yi nga xam ni gouvernement bi am na ko feuille de route bi nga xam ni tamit di ngeen ko dérouler comment ça va se passer chronogramme passation de service et mise en branle de l'action gouvernementale. waaw boo leen ko seetloo président depuis élection yi defe naa sax ci campagne électorale waxoon na ministre yëpp ñu préparer seen dossier de passation ndax bu élection yi passé war nañ def ay changements. donc service yëpp pare nañ fi mu nekk nii ni muy amee rek dossiers yi dañ koy transmettre inspection générale d'État bu ko defee moom it mu def ay ordre de mission am ministre entrant ak sortant yi ku nekk ñu yónnee la sa invitation bu ko defee ñu mën a def passation de service yi liggéey bi tàmbali. teewul nag ku ci nekk yaa ngi jël contact ak sa cabinet bu bees wala sa service man tey jii ce matin rek def naa réunion bu yaatu ak service bu ministère du commerce ñenn ñi ngir mën a waxtaan ci ay urgence yoo xamante ne dafa taxaw ndaxte liggéey bi warul taxaw donc agenda bi loolu la ak priorité yi président décidé déterminé d'abord gis nga moom noppaluwul mi ngi sur son agenda international ndaxte mooy président Union africaine di défendre li nga xamante ne mooy position wu Afrique dafa war a am place bu membre permanent ci li nga xam ne mooy conseil de sécurité Afrique dañu war a seetaat ni ko institut di noté à l'international ni ñuy lebalee xaalis bu ko defee ñu mën a moom suñu bopp leneen li nag mooy liggéey bi nga xam ne ministère bu ne war na ko def fexe Sénégal gën a am kaaraange fexe Sénégal tamit gën a am croissance économique ak croissance bu yaatu yokkute boo xam ne ku ne da koy bokk te njëkk yi tamit mën a mel ni mu war a mel ñu respecter li nga xamante ne moom mooy engagement yi nga xam ne dañ ko jël de part et d'autre bu état jëlee subvention bi egg fa mu war a egg tamit commerçant yi respecté ko donc loolu yëpp dinañ ci liggéey waxtaan ci ak ñoom ba mesure yi ñu war a jël mu doon mesure yoo xamante ne buñ ko jëlee dinañ ko appliquer waaye comme li ma la wax rek principe bi nga xam ne moom le président déterminé ñu xam leen njëg yi ñu saytu ndax njëg yi ñu ngi koy respecté ku ñu war a daan tamit ñu daan la bu fekkee respecté woo li nga wax. dañuy des ba rek ci wàllu politique mais seen boor bu ci xajee dinañ dem ba New York. ak discours bi nga xam ni déclaration bi nga xam ni président de la République def na ko sa tribune bu ONU à l'Assemblée générale. pour revenir à la constitution du gouvernement gis nañ ni que accouchement bi à un moment ça a été difficile. et yenn ci parti alliés yi ñoo ko waral particulièrement le PS donc PS am na coow lu rëy loo xam ni. tàbbi na fa ndax bëgguñu woon Serigne Mbaye Thiam dellu si ci gouvernement bi ba loolu indi na ay coow on a entendu ñenn ci kàngam yi bokk ci parti boobu ku mel ni Ali Mané ne
ci nii wala ci nële bañuñu ci dara dinañ ci taxaw loolu tamit naka ngeen koy jàngatee yéen en tant que parti allié mais aussi ñu bokk ci gouvernement bi. waaw xam nga ñun ñëpp dañoo sas ndaxte dañoo bokk Benno Bokk Yaakaar ku nekk jógee ci parti. ñu àndandoo dagaan baatu sénégalais yi ànd ak président Macky Sall sénégalais yi jox ñu ko donc li nga xam ne moo war a doon focus bi li nga xam ne moo war a doon suñu mbébét. mooy fexe ba ne dàkk rek li nga xam ne mooy bëgg-bëggu sénégalais yi moo xam ci njëg yi moo xam ci infrastructure yi moo xam ci équité sociale ak territoriale politique nag du ñàkk ndaxte àndandoo boo gis dina am jafe-jafe waaye ñun li ñuy ñaan rek mooy ñun ñëpp ñu déggoo ànd mënuma attel la xew parti socialiste wala li xew feneen bu fexe woon sax APR la xew dinaa cee mën a am baat mais li may ñaan mais ay allié waaw suñuy àndandoo lañ mais àndandoo tamit xam nga li ci war rek mooy jàmm te defe naa ne ñun dañoo am chance boo xamante ne bëriwul ci histoire politique 2012 ba léegi ñu ñoo yor coalition bi nga xam ne ci histoire du Sénégal mooy bi gën a yàgg ànd bi gën a yàgg diggante président Senghor ak Mamadou Dia sax defe naa yàggeewul noonu diggante yeneen coalition yi ànd ba jël pouvoir yi yàggeewul noonu donc nañu xool nu ñu ko sàmmee ndax loolu la ñu sénégalais yi di xoolee bu ko defee ñu mën a def résultat yi nga xam ne moom la sénégalais yi di xaar defe naa ne looloo gën a am solo que waxtaanu néeg yi nga xam ne yenn saa yi mën na am dina génn ba ñuy yaakaar ne peut-être jafe-jafe da ciy am. ñu xajal ko si ndax am na solo kàddu yi nga xam ni président de la république yekki na ko. assemblée générale de l'ONU noo jàngatee globalement discours beeg plaidoyer yi nga xam ni dina koy defal Afrique. waaw defe naa président de la république ci at mi ñu ko dénk lenge yi nga xam ne mooy jiite Union africaine wax dëgg yàlla defe naa ne lu bëri andi na ko ci ndaxte président dañ ko baaxoo dégg muy wax ci Afrique ni mu waree moom boppam waaye moom sa bopp du ay kàddu rek du constitution rek du am drapeau rek moom sa bopp daf ci bokk si sa koom-koom nga defar ko ba ku ci ne rek doo soxla lu bëri feneen te bokk na ci li ci jiitu mooy fa ñuy nasee ak defa noccee nga am fa baat tey boo seetloo àdduna bi ci wàllu kaaraange ci wàllu relation internationale ci wàllu ci guerre yeeg yooyu bokk na ci fa ñuy nos di fa noccee mooy conseil de sécurité yu ONU ñu jox fa dëkk yu bëri waaye lu mel ni Afrique nga xam ne tey bu ñu doon seet ci population bokk nañ ci population yi gën a am doole ci démographie ñi nga xamante ne tey ci wàllu suuf yoo xam ne mën nañ fa bay ci population boo xam ne mën na liggéey ba àdduna koom-koom bi ñu xam mu continuer Afrique bokk na ci kon ñun dañoo war a déglu bu ñu doonoon ay nit kese rek dañu war a déglu waaye potentiel bi Afrique am ak fi nga xam ne Afrique tendance yi fa la ko jëmee dafa war tax ñu gën ñu déglu boole ñu ci yooyu donc président ne Sénégal Afrique dafa war a am baat ci conseil de sécurité Nations Unies am fa siège permanent loolu defe naa lu am solo la ñaareel ba mooy fexe ba G20 tamit ñu fa ñuy nosee not ci yenn yi ci koom-koom ñu fekk ñu fa waaye fexe tamit nañuy lebalee Afrique nañ koy noté ba tax buy leb muy cher wala muy yomb loolu yëpp mooy combat yoo xamante ne président entamé na ko te defe naa ne mandat bi mu am ci Union africaine kenn du ko fàtte ndaxte defe naa ne yëngal na ci ay sujets yu am solo yoo xamante ne ëllëg dana bokk ci li nga xam ne mooy tabax Afrique bi ñu bëgg. alors ba léegi ci wàllu politique ma delluwaat tuuti ci ginnaaw politique. nomination Amadou Ba. xam nga jàngat nañu globalement mais nomination Amadou Ba ñenn ñi ngi jàngat comme quoi mën na nekk. directeur de campagne pour 2024 comme mën na nekk le dauphin caché. waaw xam nga mbiru 2024 ngay wax. te 2024 digganteem ak léegi. 2022 ñu ngi ci ba léegi 2023 ñu ngi ci ba léegi ñaareel ba la nga may laaj tamit mooy. naka la président xalaatee wala lu tax mu def te defe naa ne mag ñi li ñu jàngal mooy ab chef d'état li muy def. defe naa ne moom xelu boppam ci lañ ko war a natt waaye du suñu xel ñun ñi nga xamante ne dañu doon ay jëwriñam yi nga xam ne ñoo koy liggéeyal. donc wàllu mandat wàllu nangam ak nangam bu ci jotee danañ ko waxtaanee. du question bu ñuy daw wala yooyu waaye nag mënuma nettali géntu jàmbur wala leneen ak leneen président de la république mi ngi liggéey fi mu teg bëtam mooy fexe. ba préoccupation sénégalais yi wax nañ ko ci jëg yi wax nañ ko ci wàllu liggéey infrastructure yi nga xam ne moom la ñuy def wax def ko ci wàllu mine yi waa def ko ci lépp loo xam ne ci koom-koom la def ko tamit ci li nga xam ne mooy jàppale ñi nga xam ne ci askan wi peut-être dañ ne ci coono seen loxo jotul seen ginnaaw équité sociale li nga xamante ne mooy dëkkaan yi ci loolu la ne léegi nag am na loo xam ne bu jotee ci politique danañ ci toog wax ci waaye nag bugguma ñu ñuy imposer toujours un débat électoral toute l'année on a encore beaucoup de mois devant nous te bu jotee danañ ci wax lañ ca war a wax. gouvernement bi ñu koy defar am na ñoo xam ni seen des bette na. xëy na bëriwul ñoo xam ni xaaroon nañ ñu dem. ñi ngi fii ba léegi mais am na koo xam ni demam moom bett na ñëpp. muy le ministre des sports Matar Ba. tànneef boobu tamit lu ko war a expliquer nga foog. waaw comme ni ma la ko waxee rek d'abord man
waxoon naa donte nekkuma woon membre du gouvernement mais j'étais membre du conseil des ministres donc maa ngi félicité sama collègue yëpp yi nga xamante ne ñii reconduire nañ leen ñii mën na am président peut-être réservé na leen pour yeneen mission muy la vie de la République dafa am ñuy yéeg ak ñoo xamante ne peut-être féetale nañ leen feneen donc ma leen di félicité ku ci ne ci ñoom rek jàmbaar lañ ndaxte saa yu ñu tuddee liggéeyu président de la République saa yu ñu tuddee résultat yu Sénégal def rek am na ci ku ci ne rek loo ci def ak sa taxawaay waaye nag comme li ma la wax décision présidentielle du ab ministre mooy toog di ko commenter wala di wax fakk la jógee ak naka lu jógee loolu su ma ko defee day niru leneen loo xamante ne dëppoowul ak sama mission wala sama teggin. Monsieur le ministre Abdou Karim Fofana ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf Abdoulaye kontaan naa ci dajewaat ak yow. fàttali ne yow yaay ministre commerce bu bees bi di également porte-parole du gouvernement ñu am mbégte àndoon ak yow ci soir d'info léegi ñu teewaat fii xibaaru marax yi lay doon ci kàttanu borom bi.